mbokki xarit yi safoo seetaan seen chaîne YouTube Nour TV dal leen ak jàmm tey nag ñu fas yéene ñëw ak yéen ci actualité politique su ne actualité politique nag xel yëpp daal di dem ci élection présidentielle yu 2019 ci élection yooyu la am nañu juróomi candidat tey nag ci juróomi candidat yooyu lañu fas yéene ñëw waxtaan ci ak yéen ci candidat bu nekk daañu leen wax parcours am ak taxawaayam ci langum politique bi ki ni njëkkee nag moo di président de la république Macky Sall nag mi ngi judd ci atum 1961 fële ca Fatick nekkoon na fi premier ministre ci nguurub Abdoulaye Wade nekkoon fi tamit ministre des mines de l'énergie et de l'hydraulique nekkoon na fi tamit ministre de l'intérieur et des collectivités locales ci atum 2008 nag ci la jóge ci parti démocratique sénégalais pour créer parti am ci décembre ci même année boobu dippee ko APR ci parti boobu la tamit ci la demee élection présidentielle ci atum 2012 bañ dem ci deuxième tour yooyu le mu formé coalition dippee ko Benno Bokk Yaakaar ci la ñu jëlee ndam li ci élection yooyu la ci kanamu Abdoulaye Wade. jërëjëf soxna Numbe ni nga ko waxee président Macky Sall moom mooy le président sortant moom nag boo xoolee li mu liggéey ci réew mi bëri na te am na solo bokk na ci plan Sénégal émergent nekk benn xalaat bu yaatu ngir soqali koomal réew mi waaye tamit CMU di couverture maladie universelle bokk ni ci programme yi nga xamante ni day dëgëral Macky Sall ci yorum réew mi defar nañu tamit dëkk bu ñu naan Diamniadio ba mu mel ni Paris te am na ay autoroute yu bëre yu mu defar ci réew mi waaye tamit defar na 2500 kilomètres de route ci biir réew mi diggante 2012 ak léegi kon Macky Sall liggéey na liggéey bu rëy ci réew mi wante am na yu bëri yi nga xamante ni tamit Macky Sall gouvernement am da cee lajj boo xoolee bu njëkk ci yooyu moom mooy promesse maanaam ay dige yi nga xamante ni da ko doon dig askan wi te lu bëri ci dige yooyu noonu suñu président bii di Macky Sall mujj ko matal. inauguré na tamit ay bërëbu liggéeykaay yu bëri yi nga xamante ni kenn mënu fa liggéey muy inauguration ngir wan nit ñi kat maa ngi inauguré fekk yow li nga war a inauguré liggéey bi matagul. créé na tamit ay institution yi nga xamante ni jëriñul dara askan wi ngir coalition yu mu defoon ci 2012 ngir falu nekk président mën a satisfaire ñi mu àndaloon moo tax mu créé ay institution yi nga xamante ni askan wi gisu ci boppam waaye tamit Macky Sall daf ñoo takkaat delloo ñu ci jamonoy njaam ndax boo xoolee réew mi France da koo noot franc CFA bi mi ngi ñu sonal loolu te lépp rek moom ak gouvernement am bokk na ci ñu nu ko teg li gën a nag soxal askan wi jamono ji moom mooy wàllu justice boo xoolee nguuru Macky Sall justice da ci dellu ginnaaw ndax dafa xool ñi nga xamante ni ñoom ñooy adversaire politique am ku mel ni Karim Wade wala ku mel ni Khalifa Sall tëj leen ci kaso bi te loolu askan wi ñaawlu nañ ko lool. ginnaaw ba ñu jógee fee ca Fatick dañuy dem fee sa diwaanu Casamance fekk fa candidat bu ñuy wax Ousmane Sonko nag mi ngi judd ci atum 1974 fële ca Thiès ginnaaw boo mu amee baccalauréat am ci la dem fee sa université Gaston Berger bu Ndar fa la amee maîtrise am en droit public ci atum 1999 ba mu jógee foofu nag daal di dem ci école bee nga xam ne fa la ñuy former kàngamu réew mi fee ca mu nekk école nationale de l'administration foofu nag fa la génnee ci atum 2001 ba mu génnee foofu nag ci la doon inspecteur des impôts et domaines nekkoon na fi tamit vérificateur fiscal et chef de brigade de vérification fiscale chargé du secteur immobilier nekkoon na fi tamit auditeur interne du direction du contrôle interne de la direction générale des impôts et domaines ci atum 2014 nag ci la formé lii ñu naan PASTEF moo di parti politique bi nga xamante ni moom la demee ci élection 2019 yi gannaaw ñaari at ci biñ ko dàqee ñu fal ko nag député ci atum 2017 bii ñu génn ci élection législative yu 2017 yi. kon dañuy daal di jàll ci président Ousmane Sonko moom mi nga xamante ni moom lañ naan xale buzz bu nee xale buzz moom mooy jamono ji boo xoolee surtout ci ndaw ñi Ousmane Sonko dafa populaire trop koo gis rek mi ngi naan man Sonko laa àndal li waral loolu nag moom mooy Sonko dafa proposer programme bi nga xamante ni anti système la mooy nit ñi fi nekk institution yi fi nekk jikko yi fi nekk xalaat yi fi nekk ñu jëlee ko ba mu set wecc indi beleen Sénégal bu bees beleen doxalin bu bees ngir mbir yi jëm kanam nekk na xale te xale yi tamit tàmmu nañ ko ci njiitum réew waaye tamit nekk na ki nga xamante ni dafa gëm boppam loolu ndax jamono ji
àndul ak kenn waaye mi ngi continuer gëm boppam trop. nekk na itamit comme ni ko suñu soxna su baax si waxee ku xam administration ndax jaaroon na ci impôt et domaine waaye Ousmane Sonko liñ koy reproché moom mooy dafa mel na dafa wóolu boppam daal ba mu ëpp boo xoolee comme ni yeleen candidat yi di def dem di seeti ay nit ngir mu jàppale leen Ousmane Sonko moom dafa mel na dafa bañ ndax keroog rek Bougane Gueye Dany mi ngi doon wax dem na ci moom waaye nangulu ko loolu kon Ousmane Sonko yi tamit dafa xaw manqué expérience politique ndax xale la waaye tamit yenn mbir yi nga xamante ni mi ngi ñu koy wax ni dina ko def bu ñu xalaatee tuuti dañ naan loolu est-ce que mën na nekk donc loolu tamit question bu mag la te Ousmane Sonko tamit dafa wét loolu fi mu ne nii moom kot daanaka moom moo ànd ak tuuti ci nit ñi nga xamante ni xam nañ leen ñu mën a indi ay nit. suñu jógee ci Ousmane Sonko nag daal di jàll diwaanu Thiès seeti fa candidat Idrissa Seck nag mi ngi judd ci atum 1959 foofu ci Thiès nekkoon na fi premier ministre ci nguurub Abdoulaye Wade nekkoon tamit maire Thiès nekkoon na fi tamit ministre d'État nekk fi tamit directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade Idrissa Seck moom la tamit nekkoon na fi candidat ci élection 2007 yi ak ci 2012 yi 2013 ba 2019 nag moo nekk ci bopp opposition bi moom nag mi ngi nekk actuel président du conseil départemental de Thiès. naan Ndaamal Kajoor di borom Thiès di Idrissa Seck nag kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal ndax xam nañ ko bu baax a baax jamono ji ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci opposition bi Idrissa Seck mooy ki nga xamante ni moom moo ci gën a fés te programme bi nga xamante ni proposé na ko ngir Sénégal nekk na programme bi nga xamante ni liggéey na ci liggéey bu rëy a rëy muy programme bu détaillé lu nekk rek jàngat na ko ba pare ni bu ngeen ma falee nii laa koy nar a doxalee mu doon ay tomb yu am solo nekk na ki nga xamante ni tamit ku am expérience ci wàllu politique ak nu ñuy yore réew àndoon naag suñu maam Ablaye Wade kon am na capacité intellectuelle yi ngir yor réew mi waaye tamit Idrissa Seck économiste bu mag la xam na koom bu baax a baax kon war na nekk ku mën a sukkali suñu koom waaye tamit ànd naag ay ponkal ci wàllu politique bi ku mel ni ancien premier ministre di Abdoul Mbaye waaye tamit ku mel ni Bougane Gueye Dany waaye tamit ànd naag Khalifa Sall. Idrissa Seck nag luñ koy reproché askanu Sénégal liñ koy reproché moom mooy dafa mel ni moom daa wóolu boppam ba mu ëpp dafa mel ne fi mu ne nii ñëpp daal la daan dafa mel ne moom képp moom moo fi nekk. te itamit programme am niñ ko waxee woon sànq programme am daa rafet ba nga xamante ni kuñ ko wan sax da nga naan lii est-ce que mën na nekk. kon loolu daal dina xaw jur ay jiixi jaaxa ci xelu Sénégalais yi waaye tamit Idrissa Seck liñ koy reproché moom mooy li muy reetaan bëriwul te président bëgg nañ ci ki nga xamante ni tamit da ngay bégloo nit ñi loolu bokk na ci li ñuy reproché ki nga xamante ni moom mooy Ndaamal Kajoor. suñu jógee ci candidat bu Idrissa Seck nag ñu jàll ci El Hadj Issa Sall nag moom mi ngi am 63 ans nekk universitaire et homme politique moom nag mi ngi nekk docteur en informatique ci atum 1995 ci atum 1998 nag ci la créé université du Sahel bi nga xamante ni moo nekk njiit la ba léegi ci atum 2017 ci la doon député à l'Assemblée nationale atum 2019 yi nag ñu samp ko ci bopp parti de l'unité et du rassemblement pour élection présidentielle yi. Issa Sall comme nu ngeen ko xamee moom moo jiite parti bi nga xamante ni mooy parti de l'unité et du rassemblement bu ñu ko waxee nag xel yëpp day daal di dem ci Moustarchidine wala Moustarchidaat xel yëpp day daal di dem ci Serigne Moustapha Sy kon ñooñu bokk na ci ñi nga xamante ni dañ koy dooleel ci présidentielle 2019 proposé na nag programme bi nga xamante ni programme bu am solo la ni ko Ousmane Sonko defee wax ni réforme yu muy indi ay réforme yi nga xamante ni la dafay dindi li fi nekkoon indi fi lu bees luy amal njëriñ askan wi candidat bii di Issa Sall moom loolu la ñu dig te itamit wax na ni institution yi nga xamante ni amul njëriñ ci réew mi da koy supprimer ndax loolu yàqum xaalis gu bëre la dig na ndaw ñi dig na jigéen ñi tamit liggéey nee na bu faloo incha allah ndaw ñi ak jigéen ñi li ñu soxla ci liggéey dinañ ko am waaye candidat bii di Issa Sall moom nekk na ki nga xamante ni dafa xaw manqué expérience ci wàllu politique ndax boo xoolee diggante 2017 ak 2019 bii ñu toll ci la tàmbale ci la dugg ci langue politique bi waaye tamit partem bi ñu bëri dañ koy jaawaleek ak daayira te loolu nekkul li nga xamante ni moom mooy doxal mbir yi ndax politique mbir la daayira mbir la nekkul ñaar yi nga xamante ni dañoo bokk
waaye tamit réforme yu mu proposé nekk na réforme yi nga xamante ni dafa rafet trop dafa neex trop ba lenn ci sénégalais yi dañuy jàpp ne lii kat kii day wax ju neex rek waaye nekkul li nga xamante ni dina mën a nekk. ba ñu jógee ci El Hadj Issa Sall nag dañuy jàll fële ca diwaanu Ndar fekk fa candidat Madické Niang nag mi ngi judd ci atum 1953 doon avocat nekk homme politique moom nag nekkoon na fi ministre de la justice nekk fi tamit ministre des affaires étrangères yooyu yëpp ci nguurub Abdoulaye Wade moom nag bokk na ci député yi nga xamante ne ñoom la ñu faloon ci élection législative yu 2017 yi passé bi nga xamante ne élection 2019 yi ñëw na parti démocratique sénégalais am ay jiixi jaaxa ci seen ay candidat moom nag ci la génnee daal di former coalition am tuddee ko Madické 2019 bi mu représenté ci élection présidentielle yu 2019 yi. Madické Niang nekk na homme politique bi nga xamante ne ràññee nañ ko loolu ci politique gu Sénégal nekk na nit ki nga xamante ne am na expérience bu rëy a rëy ci wàllu politique ndax àndoon na ak ay at yu bëree ak président Abdoulaye Wade nekk na juriste bi nga xamante ni ko xarañ la ci wàllu yoon. moo tax réforme yi nga xamante ni proposé na ko lu bëri day dem ci wàllu yoon seetlu nañu ci gouvernement Macky Sall yoon da cee dellu ginnaaw am nit ñi nga xamante ni dañ leen teg baaraamu tuuma te boo xoolee defuñu wala boo li nga xamante ni dañuy wax ni def nañ ko am na ñeneen ñi nga xamante ni def nañ ko te kenn yóbbu leen ci kaso bi moom nee na bu dikkee incha allah justice dina gën a am place am fi mu war a toll incha allah dina fa toll. Madické Niang yi tamit proposé nañu. programme bi nga xamante ni programme bu riche la programme bu am solo te itamit jamono ji nga xamante ni moom mooy jamonoy campagne bi Madické Niang nekk na ki nga xamante ni ku yéeg la ci wàllu popularité ndax boo xoolee dafa jël beleen sorte communication Madické Niang day reetaanloo sénégalais yi day bégloo sénégalais yi ba ñu bëree dañ ko daal di bëgg si saa si waaye ci beneen fànn bi Madické Niang nekk na ki nga xamante ni reetaan yooyu noonu da koo topp ba li soxal askan wi dëgg-dëgg jamono ji da koo wàcc ci ñenn ñi niñ ko gisee waaye rupture bi nga xamante ni am na diggante moom ak maître Abdoulaye Wade mooy gannaaw bi ñu rejeté candidature PDS moom mu jël yoonu boppam rupture boobu nekk na li nga xamante ni xaw na koo gaañ tuuti te itamit popularité am des na trop ñi ko xam bëriwul woon loolu laata ñuy dugg ci jongante yi te itamit réforme yi muy proposé yi tamit am na yenn yi nga xamante ni dañ naan waxu politicien rek lay waaye kii moom lii muy wax nii daanaka mënta ne. mbokki xarit yi lii lañ leen indiloon ci présentation 5 candidats yi nga xamante ne ñoo nar a jongante ci élection présidentielle yi di leen dolli ñaax rek ni leen Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ni la 24 février bu jotee ku ci nekk génn sa kër ci jàmm ak salaam dem voter ci jàmm ak salaam te di leen fàttali ni vote du ay caaxaan ki ñu nar a dénk suñu réew duñ ko dénk ci benn at duñ ko dénk ci ñaari at ci juróomi at lay doon kon nag bu ñuy voté na ni xool ku ñuy voteel bu baax xam ni buñ ko joxee réew mi dina ko mën a jëmale kanam suqali koom-koom bi wutal ndaw yi ay emploi foofu nag la ñuy fas yéene yam ak yéen ba fileeki fan ci yeneen programme seen chaîne YouTube Nour TV la chaîne qui vous illumine.